ngeen jëf mbokkeek xarit yi rawatina ñi nga xamante ne ñoo di téléspectateur bu GMSSN ak tam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy déglu ci suñu rajo la fréquence 89.3 tey nag ñoo ngi fii ci comme zone bu Ziguinchor amal fi benn plateau spécial 4 avril ngir delloo njukkal ay jigéen yi nga xamante ne macha allah ay jàmbaax lañu ndax tey dañu sóobu ci benn métier bi nga xamante ne auparavant ay góor lañu daan gis ñu ko doon def waaye tey ñoom dañoo takk seen ndigg dugg ci biir métier bi ci biir émission bi ñoom dinañ ñëwaat ci lan moo tax ñu daal di choisir métier bi waaye tamit dinañ ñëwaat ci seen parcours seen formation ak tamit lan moo leen gën a marqué ci durant seen parcours bu ñu jot a def yëpp kon nag dam leen di bay rek ñu daal di nuyoo kenn ku ci nekk ndax ci plateau bi tey macha allah dafa ala dawme ndax am naa fi ay sergent am naa fi ay sergent chef am naa fi ay lieutenant non tey moom je suis bien protégé moom dama koy dooree ci sama lieutenant Seynabou Ndiaye mu daal di présenté wu. salaamaaleykum Rokhaya salaamaaleykum waa groupe Média du Sud maa ngi nuyu ñi ma bokkandool plateau bi di nuyu tamit bépp téléspectateur u groupe Média du Sud. maa ngi tudd Ndeye Seynabou Diop médecin lieutenant la fii ci Ziguinchor ci centre médical interarmée bi je suis médecin adjoint là-bas et médecin généraliste. macha allah mon lieutenant ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di tamit dalal Tabaski Ndiaye nekk agent de police moom tam ñu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne tey ñu ngi ñuy déglu sur la 89.3. waaw maa ngi lay nuyu Rokhaya di nuyu toute l'équipe technique bi nga àndal di nuyu sama naataango jigéen ñi fi teew yëpp te di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yeeg auditeurs yeeg auditrices yi man la agent de police Tabaski Ndiaye en service au commissariat urbain de Ziguinchor. macha allah ñu ngi am tam ci plateau bi tam suñu douanière bi nekk soxna Fatou Ndiaye Mbaye moom tam ñu bàyyi ko mu présenté wu. salaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp. maa ngi tudd Soxna Fandiaye Mbaye maa ngi nekk bureau douane bu Ziguinchor. macha allah ñu ngi lay dalal jàmm ci plateau bi ñu ngi ak beneen sergent chef Ina Sagna moom tam teew na ci plateau bi ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam man la sergent chef Ina Mariétou Sagna assistante sociale de la zone militaire numéro 5. mu ngoog beneen sergent tamit sergent Aïssatou Tall ñu ngi lay nuyu. waaw Ina maa ngi nuyoo. maa ngi leen di nuyoo yéen ñëpp man la Aïssatou Tall agent des eaux et forêts en service à l'IREF de Ziguinchor. sergent chef Françoise Gandon moom tam ñu bàyyi ko mu nuyoo. merci beaucoup Rokhaya maa ngi lay nuyu yow ak sa équipe di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi di leen jaajëfal nag ci invitation bi voilà man maa ngi tudd Marie-Françoise Gandoul. Je suis surveillante de prison issue de la 27e promo de l'administration pénitentiaire. maa ngi liggéey MAC Bignona comme service comment on dit encore comme. yow yaa nekk ci administration pénitentiaire bi foofu. waaw voilà mais je suis là-bas comme chef du service socio-éducatif. Okay. macha allah yéen a ko déggandoor tey ci plateau spécial 4 avril ngir delloo njukkal ces braves dames moo tax tey ñu àndi leen tey ci plateau bi ñoom it ñu wax ñu tuuti seen parcours seen jaar-jaar dañuy ñëw ci mon lieutenant Seynabou Ndiaye mu ñëwaat tuuti ci historique bi tey naka ngeen def ba jigéen tey mu mën a bokk ci corps bi. waaw jigéen ñi nag ba ñu bokkee ci armée bi léegi mën naa ne yàgg na yàggul ndaxte. ba muy commencé école militaire de santé la woon en 1984 mais boobu jigéen ñi daanuñu bëri ci promotion yi peut-être ay ñaar ñett la ñuy doon léegi ba ñu gisee loolu nag suñu chef yi toog xalaat xam ne jigéen war nañ mën a am seen wàll bu ñuy doxal ci biir armée gi. c'est dans ce sens que en 2007 la waa gendarmerie commencé am ay jigéen ci seen corporation avec une promotion de 50 filles. léegi c'est dans cette même lancée le armée tamit topp ci loolu en 2008 ñu am suñu première promotion tamit avec un contingent qui contenait 150 filles. Depuis lors jigéen yi commencé dugg ci armée bi de façon régulière.
voilà. yow boo ñëwee tuuti ci sa dugg ci métier bi naka nga def ba nga sóobu tey ci biir métier bi. waaw man mën naa ne sama soobu ci métier bi lu jaadu woon la ndaxte ci famille militaire laa juddoo sama papa militaire la donc ci milieu boobu laa màggee loolu laa xam ba mu juddoo je peux même dire que sama deret la bokk donc c'est comme ça que laa amee amuuru armée mais amuuru tamit nekk médecin parce que depuis ba ma nekkee xale tamit loolu laa yàgg fowee loolu laa yàgg bëgg nekk médecin donc ba ma nekkee terminal dama ne bon pourquoi pas tenter le coup def concours bi si ça passe tant mieux si ça passe pas aussi je pourrais faire dinaa mën a nekk médecin civil voilà. mais tey lan moo la gën a motiver tey ba nga ne non tey métier bi moom foog ma dugg ci foog ma sol tenue tey am na au moins lan moo la kii motiver. dama yàgg gis sama papa di sol tenue bi ma ne bon et je sais que yàgg na bëgg kenn ku ko wuutu ci tenue bi ci famille bi bon heureusement malheureusement man la nekk nuru naa ko ci lu bëri te xam naa ni ci loolu tamit nuru naa ko ci jël naa ko ci lu bëri moo tax xam naa mu topp ma ba fii. waaw te amoo ci benn regret bu ñu ci duggee ba tey aw ma ci benn regret vraiment ba ma ci duggee ba tey sant yàlla bu baax vraiment alhamdulilah. mu ngoog dineen ñëwaat léegi rek ci parcours bi ñu ñëwaat tam ci Tabaski Ndiaye moom tam mu ñëwaat tuuti ci jaar-jaaram naka nga def tey ba nga dugg tey ci métier bi. waaw métier bi nag yow Rokhaya dafa doon loo xamante ne dama ko mësoon a bëgg waaw que ça soit muy police gendarmerie douane man daal tunu gi laa bëggoon su ma gisaan xam nga sama gars yi sol tenue yi nii di dox di dégager daf ma daan neex ma daan kontaan rawatina nag ay 4 avril bi ñuy défilé nii dama daan toog leen seetaan léeg-léeg des fois sax wut na sa ay rongoñ daan génn sama bakkan kii sama bët dama ko sax tee tellement dama doon kontaan. kon yow bëggoon nga daal tenue bi daal sama yaay di ko xamoon si man. da daan toog gis gars yi di défilé mu toog woon oh sama doom des la bëgg xam nga léegi ma toog nag bi ma defee ba amee bac en 2010 ma dem université def fa 2 ans 3e année bi en 2013 la woon si la concours bi génn waaw man ne man pourquoi pas ma dem tenter sama chance après ci laa ñëw def concours bi ci la admise en 2013 après ñu dugg février 2014 si lañ dugg. yow it am na li nga la 41e promo am na li nga xamante ne motivé na la moom lieutenant wax na ko. mooy nee na amour moom wajuram bu góor moo nekk. mooy amour bi rek parce que man moom du sama waajur bu góor sama waajur jigéen du maanaam samay. sa entourage xam te ne doon nañ ko ay homme tenue non non. man ñi may yar bon ay enseignant la ñu woon waaw professeur lycée ñoo may yar ñoom laa nekk bi noonu may am bac du kenn koo xamante ne sama famille sol na tenue bi mais man daal maa ko bëggoon sama bopp. waaw sama choix personnel la woon quoi. loolu la. soxna tamit moom xam naa certainement moom it xam naa nag tenue bee ko neex mu daal di ci soobu. waaw ndax soo gisee man avant may dugg douane maa ngi njëkkee ci armée bi sax laa njëkkee. ñu ngi ñooy premier contingent fii bu dem Bango avec sergent Ramasamb et sergent Edi Diop ñoom ñoo ngi ñuy toog ñoo demandoo Bango. après loolu bu ma defee sama formation Bango laa dem direction du matériel des armées ñu affecté ma foofu ma def foofu 7 ans après 7 ans laa def concours douane bi ci laa admis après ma dem école douane. yow it amul dara lan moo la motiver ba tey parce que amoon na yenn métier yu bëri yi nga xamante ne mënoon nga ko def. am na li nga xamante ne tey moo la poussé ba nga dugg tey soobu tey ci métier bi. comme sa xarit yi ñoom nee nañu peut-être moom parent moo fa nekkoon kële moom nee na mu gars yi daal nu ñu doon dégager daal moo ko ci rey yow it peut-être am na lu la ci poussé. waaw bañ a toog defuma dara rek. loolu te tamit xamoon naa tenue bi sol tenue bi 4 avril dama daan seetaan mu neex ma donc bu ma déggee ne Ablaye Wade dafay yóbbu jigéen ñi Bango da leen di recruter pour yóbbu leen Bango ma ne pourquoi pas ma tenter sama chance dem. ci laa def waaw recrutement ñu jël ma après ma dem. amoo ci benn regret. ah ci non duggee regretté wu ma ko moom. ñu dem ci sergent Ina yow it mën nga ñu wax tuuti sa motivation ak naka nga def tey ba nga soobu tey ci métier bi. waaw man li ma motivé ñetti affaire la bon dans un premier temps dama juddu nekk ci famille bu nga xamante ni famille de militaire la sama côté pap presque ñoom ñëpp ay homme de tenue lañ ma màggee nag ci loolu. deuxième chose bi ma motivé moom mooy c'était en 2007 j'étais à l'université nekkoon nag athlète
je faisais de l'athlétisme maa ngi nekkoon Dakar Université Club foofu laa doon defee sama athlétisme doon def sport nekk nga xamante ne physiquement daal dama amoon potentiel physique ba pare année boobu noonu tamit mu tombé tamit grève université yi mooy grève yu yàgg yi rek am bac nga toog presque ay 6 mois jàngiwoo nga toog foofu noonu di chômer ma ne pourquoi pas ma changer dem comme nekkuñu di jàng ma dem uti leneen comme am naa def naa athlétisme mën naa daw am naa potentiel yooyu noonu yëpp ma ne pourquoi pas ma dem exploiter loolu noonu ci armée bi waaw sama troisième motivation moom mooy dama doon gis samay parents ñu doon ñefe pour ñun ñu ngi doon ñefe def lépp pour que ñu mën a àgg ñu mën a réussir ma ne pourquoi pas ma teggi leen au moins benn charge muy man waaw parce que dam leen doon gis daal nu ñu doon serrer la ceinture pour indi dara kër gi pour que ñu mën a jàng am éducation bu baax ñu ñuy fayal ci école yu baax yi pour ñu jàng ma ne xaaral ma dem ut tamit leneen pour que ma mun leen teggil charge boobu noonu su ko defee man tamit à mon tour ba mun a contribuer tamit ci kër gi mun a contribuer jàppale samay frères ak i sœurs yi nga xamante ne ñoom amaguñu ci luñ jàpp waaw man loolu noonu moom moo ma motivé. est-ce que benn jour mës nga xalaat ni ki yow di nga mës a dugg tey nii ci métier bi est-ce que daan nga toog ngay xalaat ni ki yow tey di nga sol tenue. non man moom li métier bu arme bu ma bëggoon def mooy gendarmerie boobu parce que moom moo njëkkoon a génn boobu moom dama misé woon dem jëndi samay livre jënd sama lépp ñëw teg xam nga niveau BFM lañ doon recruter sama période boobu sama petit frère suñu caat bi mu ngi doon def BFM dama ko doon oo te man ay moon mat moom scientifique la moom laa doon oo mu ñëw mu won ma des fois mu xas ma mu ne ma da nga nul trop may def ay dictée di essayer réviser affaire yi niveau troisième bi ba ma dem def concours gendarmerie ba ma admis ba niveau kii nu mu tudd sax sélection ci lañ ma éliminé léegi bu ñu ma éliminé tamit découragé wu ma ne xaaral ma dem def recrutement pour ma dem Bango comme amuma fële sûrement su ma demee Bango peut-être war naa mën a jàll mën a exploiter foofu noonu samay potentiel loolu noonu moo tax ma recruter dugg armée. macha allah sergent Aïssatou moom tamit mbaadu dégagement bi ak tenue bi ak loolu moo la motiver tey ba nga sóobu tey ci métier bi. man mën naa la wax li ma motiver loo ci tenue bi daanaka sama famille amul benn homme de tenue amul femme de tenue man bi ma nekkee xale su ma gisee gars yi nu ñuy dégager défilé yi. dama doon kontaan may naan man pourquoi pas mënuma nekk comme ñii lu ñuy def nii si laa tenté concours bi ma demee université ma tenté ko douane sax laa njëkk a tenté jàlluma ma ñëw tenté waat eaux et forêts bi si laa jàll en 2012. am na solo ñu jox Françoise mun nga ñëw tuuti ci motivation bi ak naka nga def tey ba nga dugg tey ci corps bi. Voilà man sama motivation d'une part dinaa ne ni que ci sama papa la mon père fut gendarme te bi may nekk tout temps dama ko doon gis ma koy admirer ci tenue am tellement qu'il était beau voilà te moom aussi da doon wax ni que il faut que ci ay doomam mu am ki ko donn te man maa nekkoon cible am alors il fallait que man ma jël relève bi par la suite j'ai tenté ma def le concours ma jàll voilà léegi maa ngi nii. En plus du man kese sax parce que j'ai une sœur à la gendarmerie. Son vœu s'est réalisé alors. kon yow daan nga toog bu yàgg xamoon nga bu baax ni ki yow tôt ou tard di nga doon dugg ci métier bi parce que sa papa maanaam doonoon na daal di nga xamante ne rêve am la woon. En fait bon du woon certitude mais ambition bi amoon naa ko. te j'ai pas regretté aussi. lieutenant bu ñëwee tey ci parcours bi tey am nga macha allah tey doon nga lieutenant daanaka peut-être parcours bi ba nga yegg si fii yombuloon est-ce que mun nga ñëwaat tuuti ci parcours bi. waaw Rokhaya parcours bi nag yombul woon on peut dire parce que c'était 7 ans d'études te avant 7 ans yi di commencer sax boo réussir concours bi da ngay dem Bango pour 45 jours pour nga def FIC formation initiale du combattant léegi soo paree 45 jours yooyu dañuy dellu école
pour def foofu tamit benn formation en interne ci biir école bi léegi soo paree formation boobu ci ngay door a commencer cours yi à la fac mais duñu fàtte volet militaire bi tamit ci 7 ans yooyu yëpp parce que après chaque année dina am benn partie militaire bu ñu ko jagleel première année di nga def brevet para deuxième année nga def brevet conduite pour jàng dawal troisième année brevet nautique pour jàng fay quatrième année ak cinquième année ci ngay dem ci garnison yi pour jàng un peu tout ce qui est administration léegi boo paree sixième année nag bu cours yi jeexee septième année bi c'est pour def ay stage def ay examen ak tamit bindaale sa thèse. mu doon parcours bu yàgg puisque 7 ans parce que ñu bëri bu ñu leen gisee médecins yi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk tey ci métier bi dañuy ne ñoom peut-être duñu jaar bango duñu def formation duñu def comme xale yu góor yi wala tam yenn jigéen yi naka la ñuy def est-ce que tey parcours bi tey métti woon na formation bi fii yéen ak xale yu góor yi est-ce que méttiwul woon tam tuuti. bon méttiwul woon parce que ñun ñoo ko choisir te xale yu góor yi jom bi ñu am. ba di def li ñuy def ñun tamit jom boobu lañ amoon rawewuñ ñu woon dara parce que sport bi man am na sama promo ñoo xamante ne maa leen doon raw bu ñu doon def sport. ay góor. donc ëppale wuñ ñu woon dara li ñuy def loolu lañ daan def au même titre. mais est-ce que yenn saa yi ci biir formation bi en tant que jigéen tam du leen a yërëm. ne kii. kon ko jóg kii la jigéen la ñu jéem ko beral loxo tuuti. non amul benn beral loxo amul xaaj ak seen ñëpp a yem ci formation bi lu góor yi def loolu la jigéen ñi di def. te ci corporation yëpp nag même chose la góor yi li ñuy def loolu la jigéen ñi di def amul benn faral jigéen yi teg leen fii non. loolu amul Tabaski parcours bi est-ce que yomboon na tey ba tey poste bi nga yor nii tey nga yor ko est-ce que parcours bi métti woon na. waaw parcours bi moom mën naa ne c'était pas diable quand même parce que ñoo ngi dugg en février 2014 léegi bu ñu defee 45 jours yi maa fit bi moo leet naa di wax après ñu yóbbu ñu Thiès Michel Legrand ñu def fa nag 6 mois parce que par rotation la woon quoi ma bokkoon ci première rotation bi ñu fa ñëwee 6 mois ñu ñëw après deuxième rotation bi dem léegi bu ñu paree bi ñu ñibbisiwaatee école ñu defaat école benn 3 mois parce que je me rappelle après 4 avril 2015 bi gars yi damay défilé ba ñëw après ci lañ door a génn école ñun muy 1 an de formation léegi bu ñu génnee ñu def nu à la disposition du GMI ñu dem GMI def fa aussi benn 1 an parce que bu ñu demee GMI bon 2015 bi ba 2016 ci la affectation yi génn affectation bi ñuy génnee léegi man ñu yóbbu ma affectation DSP maanaam ci commissariat quoi direction de la sécurité publique en 2016 waaw ci laa ñëw commissariat. ci biir formation bi ndax métti woon na wala tam yomboon na ci yow wala tam nga ñëwaat ci formation bi lan moo ci gënoon métti ci yow ci biir formation bi. waaw bon formation boo nee formation bi te du mun a yomb mais puisque ñun ñoo ko choisir am nañu volonté bi amour bi abnégation bi dañ ciy dem à fond waaw. mais ci biir formation bi am na période bi nga xamante ne métti woon na trop ci yow est-ce que mun nga ñëwaat. waaw parce que loo xamante ne mosoo koo def mosoo koo xam. yaa ngi comprendre les si bu tooy xeeb jóge université xamoo lu ci nekk xam nga boo demee bon premier fit maanaam 45 jours li ñu naan fit bi doo am pain lu bees la ci ñun doo am pain lu yomb lay doon mais boo xoolee xam say morom nga fa nekkal ñuy gérer dem yow aussi xam te abnégation maanaam volonté yi moom moo ci dugal boo demee da ngay def say morom. te jéem a góorgóorlu xam ne yàggul quoi. waaw lu est-ce que yenn saa yi xale yu góor yi duñ leen cokkaas foofu xaw leen xeeb daal début bi nii boo leen di soog a ñëw. non xale yu góor yi moom du ñu xeeb quoi seulement daañu sànni ay xeer du ñu doon daañu civil yi ngeen doon yéen ko université di sànni ay xeer instant bi yéen a intégré police bi am nga. di ñu toog sànni ay xeer affaire yooyu noonu mais du question que ne ñu ñuy xeeb wala leneen déedéet. mais est-ce que yenn saa yi duñ leen sonal foofu tuuti maanaam daal di leen brusculer di leen sonal foofu tuuti. non du question de sonal moom en tant que ay collègues la ñu ñëpp moom ñu daawuñu sonal moom vraiment déedéet loolu amu si woon. soxna moom est-ce que moom sax mën na daw sax soxna yow moom jaar nga bango. waaw bango boo koy dégg nii ñu bëree dañuy naan dafa métti lu fa nekk en tant que jigéen nga jaar bango expérience boobu noo ko dundee. waaw métti na méttiwut parce que loo mësul dund daal loo xamul un jour rek nga ñëw rek ñu bëgg la kaa defloo day xaw a métti quand même méttiwut parce que amoon na ay jigéen ñu fa nekkal. ñoo ngi doon jàppalante suñu biir
soo leen gisee rek ñuy def yow tam da ngay am jom nga ne xaaral ma def comme ñoom. c'est ça. mais nga nekk benn maanaam daal nga nekk jigéen ci biir ay góor yi nga xamante ne tey métier bi presque ay góor ñoo ko doon def ngeen war a daw wala def yenn maanaam yenn tâches yi nga xamante ne tey da ngeen koy def ci biir est-ce que yomboon na tam en tant que jigéen. ah bon bu ñuy dem xamoon nañu de du yomb moom du yomb ndax déggoon nañu bango kon suñu fa demee xam nañu du yomb ak góor ñi tamit bon ça va ñoo daan bokk di ànd di daw. waaw di salle de cours ñoo ko daan bokk suñu pompé ñu pompé ak ñoom suñu dawee ñu ànd ak ñoom. est-ce que yenn saa yi daw bi nag dooy nekk ci ginnaaw. waaw mënul ñàkk parfois nga sonn mënul ñàkk mais da ngay gis soo nekkee ci ginnaaw sax ñoom góor ñi ñooy ñëw ne la déedéet jàpp soo ko ne kañ dem. donc amoon na ambiance bu neex entre góor ñi ak jigéen ñi amuñu ci woon benn problème. Ina yow sa parcours bu fee est-ce que tam jaar nga Bango wala tam ENSOA nga jaar wala dafa am beneen école bi nga jaaree foofu parcours bi sa parcours tey naka la est-ce que métti woon na wala neex na wala tamit yomb na. ok man Bango laa njëkk a jaar en 2009 janvier 2009 jaaxoon naa Bango mais mun naa ne méttiwul ci man li tax ma ne méttiwul ci man parce que nee naa la physiquement j'étais prête intellectuellement aussi j'étais prête la preuve en est que. ñi ma formé au 12e bataillon am na ku fi nekk le sergent Ramassam bokk na ñi nga xamante ñoo ma formé au 12e bataillon d'infanterie nekkoon 22e compagnie encadre ma moom xam na ci dara bu ma ko paasoon micro bi mënoon na ci wax tamit lu bari méttiwul woon ci man parce que physiquement j'étais déjà prête waaw amuloon lenn lu nga xamante ne physiquement dañ ko fa doon def mu jaaxal ma peut-être côté militaire bi yenn détails militaires yi mais physiquement moom j'étais prête. bu ma jógee 12e bataillon en 2009 kii nu mu tëdd sax bu ñu paree formation après les 4 mois dama rejoindre l'ADSM direction du matériel des armées foofu laa nekkoon def 4 mois FKA bu ma defee FKA ba pare ma def concours ENSOA admis ENSOA dem foofu nag foofu laa mën a ne foofu metti na nekk la première promotion à l'ENSOA nekk jigéen ñun 10 lañu woon camp bi yëpp. ñetti camp dajale yëpp ñun kese ñoo fa nekkoon jigéen amoon ay encadreur yu góor amuloon kenn lu jigéen lu raxoon ci ñun à part ñun 10 rek ñu demoon foofu noonu def formation. yéen kii 10 voilà 10 filles yéen a fa nekk. début bi nga ñëwee buñ la gisee ak ni nga tuutee nii nga ndaw ni bi nga doon dugg foofu est-ce que début bi gars yi gisuñu la nii rek ñu xeeb la naan non kii moom xam naa. nag non foofu moom. ENSOA moom beneen affaire la foofu c'est pas comme le 12e bataillon d'infanterie foofu moom benn high level la mën naa ne high level la ci niveau formation. foofu ndax. foofu kii bi dafa tar formation bi. comme Bango wala foofu c'est 2 ans bokkut ak BAD 12 c'est 4 mois mais à l'ENSOA foofu c'est 2 ans 2 ans de crapaud di nga def combat di nga def topo di nga def lépp ak góor ñi di nga def véhicule lourd BAD 12 amul véhicule lourd da ngay def véhicule lourd comme góor ñi la seule différence ci véhicule lourd bi moom mooy timing bi. mais lépp lu góor ñi di def moom da nga koy def tu n'as pas 20 reprends. foofu formation bi foofu nee nga 2 ans ngeen fay def ci biir 2 ans yi am na li nga xamante ne moom moo la fa gën a marqué wala tam li nga xamante ne moom moo gënoon métti ci biir formation bi. li ma gën a marqué ENSOA performance yu ma def ENSOA moo gën performance yu ma def nu mu tëddi sax BAD 12 dama rendu compte ni bu ma nekkee ENSOA dama surdépassé wu xaw ma noonu lañ koy waxee dama dépassé boog dem naa ba yaakaar def lu nga xamante ne yaakaaroon moom dinaa ko doon mën a def foofu noonu au niveau de l'ENSOA waaw foofu noonu moom vraiment formation bi métti na yàgg na mais quand même jot nañ cee génn ci jàmm. waaw bu ma jógee foofu noonu tamit ENSOA ma delluwaat encore DSM direction du matériel des armées après la DSM ma dem defi BS1 au Burkina. ma ñibbisee BS1 ma enchaîné waat encore def concours assistante sociale ma admis ko def 3 ans à l'ENTSS bu ma génnee ci lañ ma affecté fii à Ziguinchor. parcours bi est-ce que gudduloon ci yow. si gudd na parce que depuis bu ma duggee armée ba 2016 période yooyu yëpp chaque année aw ma benn temps de repos année yooyu yëpp dama ko def stage. waaw ci stage laa nekk ba 2016 bu ma génnee ñëw fii nii ci laa am benn pause tuuti. Sergent Aïssatou moom tamit parcours bi ndax formation nga def wala bu fekkee tamit jaar nga Bango ENSOA naka nga dundee parcours bi nga ñëwaat tuuti ci sa parcours. waaw
parcours bi mooy Ina man bi ma jàllee formation bi école nationale des eaux et forêts 3 ans ngay def formation bi mais balaa ñu lay jël foofu da ngeen di def ay tests pratique ak théorie boo admee foofu nga def 3 ans de formation boo paree foofu concours fonction publique bi génn nga dugg boo duggee fonction publique dañ lay yóbbu ENSOA nga def FIC bi ñun 45 jours la ñuy def FIC bi ENSOA waaw. mais ci biir formation bi foofu est-ce que métti woon na wala tam li nga doon yaakaar est-ce que fekk nga ko fa naka nga dundee formation bi foofu ak parcours bi. formation bi moom nu ma ko dundee metti na parce que li nga xamante ne mosuma ko subir mosuma ko gis bi ma ñëwee premier jour ma gis ko rek déjà dama tiit xaw ma sax lu génn ci man. yaakaaroo woon daal lii daal moom moo la fay xaar. non yaakaaruma ko mosuma ko yaakaar parce que mosuma am ay xarit yi nga xamante ne ay homme de tenue lañ mën nañ waxtaan loolu moom mosuma ko yaakaar mais nag au fur et à mesure bu ñu demee première fois bi moom metti woon na mais bu ñuy dem di def formation bi après nag boo gisee sa morom yi di def rek da ngay am amour def ko quoi. mais gars yaa ngi seetaan certainement tey seen formation bi li ngeen wax métti na est-ce que xale jigéen ñi sax di leen am courage mën a dugg ci biir joxal ma Françoise yow tam nga ñëw tuuti ci sa parcours ndax yomboon na est-ce que da nga doon daw da nga doon def comme gars yi. Bien sûr c'est que ñun dans l'administration pénitentiaire exiger ñu à ce que jigéen yi ñuy jaar armée mais il faut que nga def épreuve physique yi d'abord. da ngay def épreuve physique nga soog a jàll pour def épreuve écrite noonu la doon demee. mais parcours bi guddoon na métti na. bon man du ma ne ni que métti na parce que man ci cantonnement laa dëkkoon te pratiquement lu doon xew ci école de formation yi man amoon naa une idée de comment vont se passer les choses. maanaam da nga préparé woon. maanaam psychologiquement daal. mon papa préparé na ma psychologiquement nee na ma boo demee nii ak nii la fay demee. de sorte que bi ma yeggee j'étais pas affolée. mais est-ce que métti loon tam. bon métti na man du sama philosophie quoi. métti na du sama philosophie. yow daal métti na daal bokkul daal ci sa philosophie. voilà je suis battante voilà noonu la. ok mon lieutenant bu ñëwee tuuti ci mission yi tey nga doon médecin peut-être li ngay def ak keneen lu muy def bokkuñu tey sa liggéey ci terrain bi tey lan la. waaw ban fii je suis là en tant que médecin généraliste. donc tout ce qui est consultation moom la ñuy def ci centre médical interarmée bi consultation hospitalisation loolu la ñuy gérer. Il y a une autre partie qui est gérée par un dentiste, il y a la biologie qui est gérée par un pharmacien, il y a un chirurgien qui est là-bas aussi mais man wàllum consultation générale lay gérer ak hospitalisation. fii Ziguinchor ngay def consultation générale est-ce que am na ay pathologie nga xamante ne à chaque fois dafay répété wu à chaque fois moom mooy gën a sonal askan bi. waaw Ziguinchor nag li ñu fiy gën a gis ci consultation yi mooy lépp luy feebaru sëqët feebaru dënn infection respiratoire wala infection digestive biir yuy daw yi wàccu yi loolu li ñu koy gis bari na trop ci consultation yi. waaw yenn saa yi est-ce que ci biir consultation bi tam du am jafe-jafe doo ci jànkonteel ay jafe-jafe en tant que médecin. waaw est-ce que yomb na liggéey bi. des fois nag di nga am problème déjà ak barrière linguistique bi parce que du ñëpp ñoo dégg wolof wala français donc di nga gis kenn ku ñëw ne la man dégguma wolof wala dégguma français donc tu es obligé nga dem seet ci personnel bi kenn ku la mën a servir de traducteur. des fois aussi mën nga dajeek patient yoo xamante ne ay góor yoo xamante ne dinañ ne la jigéen duma laal nga consulter ba war ko examiner mu ne la carrément man dooma laal et là tu es obligé de le laisser partir donc koy bàyyi mu dem nga reporter ko ci carnet bi quand même pour couvrir sa bopp yow. médecin bi waaw. mu doon ay jafe-jafe yu bëri ngi nga xamante ne yéen a koy jànkonteel. tabaski yéen moom gars yi moom nee nañu dóoraate bi. sandi lacrymogène yi dóor bi est-ce que réellement loolu moom mooy seen mission. ay dóoraate ay affaire yooyu moom du suñu mission d'abord avant tout mooy lan di sensibiliser nit ñi population bi nga gérer maanaam la sécurité des personnes et des biens waaw éduquer leen informer leen renseigner leen et tout léegi nag bon répression bi loolu mënul ñàkk mais ça doit être le dernier élément de recours. du question dañu fay nekk di dóor nit ñi affaire yooyu di leen gëdd non non loolu du suñu cër du suñu
objectif aussi. est-ce que yow front bu amee en tant que jigéen est-ce que dañ lay permettre nga dem jàkkaarloo gars yi di def waaw front? parce que nee naa léegi sama jaar man def naa GMI te ci biir GMI boo dañ doon dem ay stade dem université janoog étudiants yi dàqante yi fii sayn lacrymogène affaire bi xam nga dañ ko doon def moom vraiment. étudiante nga woon tey nga ñëw sol tenue bi di jàkkaarloo ak ñoom yenn saa yi nga leen di am ay confrontation tey yow ban gis-gis nga am wala tam tey loolu noonu noo koy dundee daal ci kaw terrain bi. waaw damay xam ne buli moo tourné rek dañu naan laa bu laa tourné mooy loolu. te xam naa nag bi nga nekkee woon civil yaa doon jël xeer nag di sandi gars yi. waaw mooy li xale góor daan tooñee rek suñu xale góor daan formation naa ñu waaw yéen ancienne étudiante yéen ñëw instant bi intégré la police quoi loolu la. parce que ñoo fa nekkoon doon grève les instant bi nag ñu ñëw nekk à la place des hommes ni ñooy policiers les maintenant léegi ñuy xool suñu yenn moroom ci ñuy rakk yi ñëw di grève affaire yooyu mais da ngay xam ne lii dund nga koy pare daal. waaw boo xam te ne doon ko dund bon da ngeen di comprendre aussi. da ngeen di comprendre par exemple yow bi mu assisté yow jaar nga si. xam ne am seen revendication la ñuy kii quoi seen droit la ñuy kaas te am nañ ci plein droit ñun aussi nekkuñu fi pour xeex ak ñoom déedéet mais dañoo ñëw juste pour gérer sécurité bi quoi pour maintenir l'ordre public. est-ce que tamit yomb na nga nekk jigéen di jàkkaarloo ak gars yi di xeex ci terrain bi di sandent di nooyi lacrymogène bi yéen sa fàtte naa sax da ngeen di protéger wu mais est-ce que loolu yomb na en tant que jigéen. waaw protection moom loo protéger wu fam nga nooyi gaz yi loolu moom mënta ñàkk. gars yi nee nañ nag doo leen di nooyi gaz bi. fam nga nooyi gaz moom loolu moom mënta ñàkk mais da ngay xam ne rek sa liggéey la bokk waaw. c'est les conséquences du métier yaa ko choisir lépp na ci mën a fekk nga xam te rek yaa ko choisir bon nga dem ci à fond quoi. loolu la. soxna yéen est-ce que yéen a ngi nangu suukar jaamur yi ba tey wala huile bi wala tam mun nga ñëwaat tuuti ci seen mission ndax gars yi dañuy ne douanier moom nangu rek leen fi nekkee. est-ce que mun nga leen leeral tuuti mission douane moom mooy lan. waaw nangu kay ñoo ngi koy def bu baax a baax parce que tamit suñu liggéey la bokk. mënuñu ko bañ. gars yi peut-être ñoo comprendre naan douanier yi 5 kilos yooyu dañ koy nangoog 2 kilos mais loolu dañuy ñoom ñoo ñu war a comprendre xam ne ni suñu liggéey la bokk parce que parfois da ngay dem ci benn oto fekk fa oto bi nga xam ne par exemple ay 20 personnes ñoo ci nekk 20 personnes yooyu ku nekk bëgg a jël 10 kilos wala kii ne 5 kilos kii ne 5 kilos kii ne 5 kilos donc loolu dafay bëri am na yoo xam ne mënuñu koo tolérer mais parfois tamit dina am ay tolérance nga ñëw nga ne ñu dañoo am 5 kilos suukar dama ko bëggoon yóbbu kër ga loolu duñ ko bañ. waaw est-ce que yenn saa yi doo leen di jànkonteel ay jafe-jafe ngeen bëgg a nangu bagage kenn bañ tam est-ce que am nga ci cas bi nga xamante ne mën nga ko wax téléspectateurs yi. waaw loolu da si ñàkk parce que da ngay gis parfois ay mère ñu ñëw dañuy yor suukar am pagaay seen yaram yi. mën nga ñëw ci cas boobu. keroog waaw am na benn mère boobu maa ngi woon Pont Noiro parce que foofu laa jógee ñëw fii mère bi dafa ñëw nu ma ko gisee woon noonu rek mënul dox sax parce que tànk yeeg tout ça suukar la si def. léegi man ñëw ma ne woo ko ma ne ko mère mën naa xool li nga yor loo yor nii lan moo nekk sa yaram mu ne ma noo du dara sama doom damaa ëmb man bu ma nee damaa ëmb rek man loolu jaaxal na ma maa ngi naan mère bi ak âge am bi nan la mën a ëmbee léegi ma ne ko léegi xam nga man sa doom laa dañuy naxtaan ak ñoom léegi danga may wax ñaata suukar nga yore après man ma baal la amul problème mère bi après mu ne ma 8 kilos laa yore loolu la mais tamit dama bëgg a xamal leen à part nangu suukar beeg yooyu noonu ak dawlin bi ngeen di wax douane tamit am na ay mission fiscale maanaam ñu yore ay bagages ñoo fekk ñu ci bureau bi ñu wan leen yoon bu ñuy war a jël maanaam déclarer bagages yi suñu déclarer ba pare ñu wax leen lu ñu war a fay ñu fay ko après ñu dédouaner ñu fay ko loolu moo waral soo xoolee chaque année di nga gis douane lu muy dugal ci xaalis comme en 2018 dugal nañ ci 600 et quelques milliards te ñoo ngi ñaan mu gën a yokk. mu gën a yokk waaw am na tamit ay mission économique yooyu mooy waral ñiy xool suukar bi ñuy bañ muy dugg parce que bañ a daaneel entreprise bi ak yooyu. waaw am nañ tamit ay mission de sécurité mission sécuritaire moom moo waral frontière boo dem di nga ci fekk douane pour contrôle beeg yooyu pour drogue bi dugg ak genre yooyu. am nañ tamit les missions d'assistance aux autres administrations. maanaam ñuy indi ay armes dañuy xool ndax am nañ autorisation port d'armes wala ñuy indi ay produits alimentaires ñu xool ndax am nañ phytosanitaire waaw yooyu daal ñu jàppale leen seen papier yi ba xool lépp normal na.
mu doon liggéey bu am solo parce que loolu yëpp tey bu duggoon tey ci réew mi amaana mu andi safaana wala tam mu jural maanaam gàllankoor si suñu koom-koom dëkk bi wax nga ko sànq. affaire drogue bi nga xamante ne tey yéen a ngi si jouer rôle bu am solo ndax man lu ma jaaxal mooy yenn saa yi da ngay gis oto bi nga xamante ne doo xalaat sax ni ki tey kii dina fa denc ay drogue wala yamba mais yéen xaw ma daal naka ngeen di def ba ngeen mën a gis tey produit yi nga xamante ne tey gars yi fu ñu koy denc xel sax mënu ko woon xalaat ndax dafa am ay maanaam jumtukaay yi nga xamante ne moom ngeen am pour ngeen détecter loolu wala. ok loolu la ñuy woowee ay cachette aménagée maanaam ñun suy nekkee école douane dañuy jàngal loolu yëpp dañu naan oto su fi ne oto ngi nii fii ak fii dina war a denc ay suukar wala drogue ak genre yooyu de ce fait ñun suy oto bi su taxawee rek dinañ xam fan ak fan la ñu war a nëbb bagage yi ba dañuy dem ñu tam def suñu liggéey normalement. kon de gars yi de ñu ngi lay déglu xam naa instant ku fi laqati drogue wala yamba sa oto soxna mi ngeen di toog Ina yow nga nekk service social liggéey bi foofu naka la demee est-ce que yomb na service social bi. service social veut dire que yomb na yombul waaw parce que des fois da ngay jànkonteel ay cas yu nga xamante ne doo mës a toog ba xalaat sa biir ko dégg waaw. kaay doy waar dinañ la wax yu nga xamante ne doo mës a toog sax ba xalaat dina yow di nga mës a dégg loolu noonu. des fois nga rencontré ci ay cas yu nga xamante ne des fois mën nga ko régler moo ko mënul régler tamit nga demander appui des fois la hiérarchie supérieure pour ñoom tamit à leur niveau ñu xool ñoom tamit ni la ciy dimbalee ba nga mën a régler trouver solution par rapport ak cas boobu noonu. gis nañu tam am na beneen rôle bu am solo yéen a koy jouer tabaski bu jotee korité bu jotee Noël bu jotee da ngeen di faral di jox les veuves militaires da ngeen di faral di jox ay seen doom yi yenn saa yi jox leen jouer cadeau tabaski ñële ne la ñu jox leen xar est-ce que tey naka ngeen di def ba dajale loolu yëpp est-ce que loolu tam yomb na. loolu noonu moom yomb loolu commandement bi grand commandement bi ñoom ñooy dee di def chaque année ñuy jox veuve yi soit bu dee chrétiens yi comme Pâques mu ngi waaj a jot ñu jox leen lu nga xamante ne loolu noonu la ñuy soxla pour mën a fêter seeni fête correctement bu dee musulmans yi tamit pareil loolu noonu yëpp ci kaw lay jógee grand commandement Dakar ñoom ñooy joxe ordre yi léegi nag après chaque zone dañuy mettre en place foofu noonu dons yi nee na bu dons yu ñëwee sous la supervision du commandant de zone moom mooy joxe ordre yi ak distribution bi yëpp après bi ñu paree ñu rendre ko compte manière bu ñu defee la distribution bu dee pour arbre de Noël bi tamit moom boobu moom commandant de zone bi moom da ciy def loxoom bu baax sax ci arbre de Noël bi surtout ci réussite bi day jàppale bu baax centre de promotion et de réinsertion sociale yi surtout xale yi moom ku bëgg xale la da leen di dee di jàppale moom ak médecin bi ak ñeneen dañ leen di dee di jàppale pour réussite fête bi pour tamit ñu mën a jox xale bu nekk cadeau bu nga xamante ne boo demee au moins di nga ci mën a foo wala mën nga cee jàngale tamit lu bari mën koo yor tamit lu yàgg quoi. tey ci service social bi tey yan cas ngeen di gën a jànkonteel est-ce que yenn saa yi couple yi civil bi ak militaire bi du ñu am problème yi genre cas yooyu noonu. est-ce que doo leen koy faral di jànkonteel. cas yooyu moom du ñàkk cas yooyu noonu moom mooy cas médiation familiale bi moom bëri na trop. mënuloo toog une semaine te amuloo cas yooyu noonu. mooy genre fay rek ñoom moom dañuy jàdd koñ rek laal fii laal fële après dañ leen di ñëw sonal rek ci seen liggéey. waaw cas yooyu moom bëri na trop moom moo ëpp sax si li ñuy liggéey waaw mooy médiation familiale essayer xool nu ñuy def ba réconcilier couple yi ñu mën a sëy bi mën a teguwaat ci yoon ñu mën a sëy correctement continuer seen vie normalement comme ñëpp. ngoog mu doon na liggéey bu am solo bi nga xamante ne yéen a koy def ndax fête bu jotee tey da ngeen di taxaw jàppale les veuves militaires waaye tamit ay feetu Pâques problème tam bu amee tam da ngeen koy faral tam di jox soxna Aïssatou yéen eaux et forêts seen mission lan la ndax nangu këriñ kese la wala tam nangu bant kese la lan mooy seen mission tey ci terrain bi. waa soxna ñi dañoo gis ni mission eaux et forêts nangu bant kese la ak këriñ mais du loolu ñun suñu mission eaux et forêts suñu première mission c'est la protection des forêts loolu mooy suñu première mission. amaat nañ yeneen mission yi nga xamante ne ñu ngi koy def yu ko teeg loolu mooy dañuy reboiser suivi et évaluation on a une mission tamit bi nga xamante ne il est là pour les feux de brousse. suñ ne fii am na feu ñu jóg dem fay feu bi
xool ni forêt bi parce que y a des forêts nga xam ne c'est des forêts classées l'accès est interdit pour les gens là-bas kon nag côté yooyu parfois ñu wooñu ne ñu telle forêt am na feu bu fa dugg dañuy obligé dem fay feu bi defar tamit ay pare-feu yi nga xamante ne day permettre population bi dinañ xam ne fii pare-feu la l'accès est interdit te bu feu bi ñëwee ba foofu dana fay am nañ tamit ay mission yi nga xamante ne suivi et évaluation dañuy jàppale ay femmes yi nga xamante ne projet yi ñoo leen di financer ñu leen di dimbalee ci affaire koom-koom am nañ tamit caisse de recette bi nga xamante ne moo ngi fii suñu bureau c'est pour les produits de cueillette yi nga xamante ne comme boo amee buy ñu ñëw dagg nga jox leen këyit bi pain de change huile de palme ay ditax ay madd yooyu yëpp bokk na suñu mission yi nga xamante ne dañ koy jànkoonteel fii. ok récemment rek yàggul njiitum réew mi Macky Sall jëloon na benn dogal ne rek dañuy suspendre maanaam ñu tegangum ci suuf daggum bant yu ñuy def tey ci àllu Casamance yi tey est-ce que mesure boobu ba tey ñu ngi koy gis ci terrain bi est-ce que tey mesure boobu ba tey est-ce que tamit yenn saay surtout sama mbokk pël yi laay wax ñoom ba tey ñu ngi dem uti bant est-ce que yenn saay doo leen di am problème ak population bi. waaw problème bi moom du ñàkk parce que suñu liggéey la ndax nit dem àll ut lu muy ut ba pare nga ñëw jàpp ko xam nga loolu dafa metti neexul franchement mais décret bu Macky Sall génnee bu conflit bi amee dafa génnee décret sur 3 régions Ziguinchor Sédhiou ak Kolda ne l'exploitation est fermée mais ren bu mu ñëwee ci campagne bi ubbi na région de Kolda permettre na waa région de Kolda ñoom ñu ngi exploiter mais pour le moment Sédhiou et Ziguinchor l'exploitation est fermée. mu am solo Françoise tey nga nekk fi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw yenn saa yi ñu wér duñu gis kenn seen mbokk yéen tey seen mission foofu ci kaso yi lan la ak tamit ban relation ngeen am tey ak ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw. ok administration pénitentiaire dafa am 2 principales missions benn bi di exécuter les décisions juridiques. beneen bi di sécurité ak préparation à la réadaptation sociale des détenus voilà léegi suñu diggante ak détenus yi bon des fois ñu jànkuwanteel ak ay problème mais la plupart du temps dañuy maîtriser situation bi parce que détenu bu ñëw xamul kaso la plupart dafay déboussolé day désorienté alors kooku il faut que nga toog nga waxtaan ak moom nga dalal ko xelam dellu si nga xamal ko ni que lii nattu la rek du yàgg yàlla dina ko teggi. tey kaso yi tey nit ñi bu ñu ñëwee foofu tey yan cas ñoom ñoo gën a bëri foofu yan cas yi nga xamante ne à chaque fois façon cas boobu ngeen di faral di nemmeeku ci biir. D'habitude ci jigéen yi ay des fois avortement la des fois infanticide la cas yooyu ñoo ci ëpp. Sinon am na ay cas de vol escroquerie waaw et cetera. yenn saa itam da ngay gis ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw bu ñu génnee dañuy ne du ñu am lu ñuy def ndax ay at yi nga xamante ne tey moom la ñuy passé ci biir prison yi ndax am ngeen ay activité ci biir kaso yi pour seen réinsertion ci société bi mu mën a yomb. ñun chaque jour que Dieu fait dañuy jouer le rôle d'assistant social waaw parce que loolu aussi dafa bokk ci suñu liggéey. La plupart du temps dañ leen di defal ay atelier menuiserie ay mécaniciens parce que da ciy am ñi nga xamante ne couture la ñuy def wala coiffure fii à la MAF de Liberté 6 am na coiffure waaw détenus yi dañ fay def coiffure am nañ fa seen salon de coiffure bi nga xamante ne chaque jour dañuy xëy di fa jàng. mais fii Ziguinchor Casamance yegg seegul ci biir prison ñiy jàppale soxna yi wala tam góor ñi ñu mën a jàpp ci dara comme ça bu ñu génnee mu yomb. si fii au niveau de la Casamance dañuy def ay teinture par exemple di xool nan la ñuy defaree mooy jus yeeg transformation. produits yi nga xamante ne moom la ñu am fii les produits locaux voilà dañu leen di jàngal nañ lañ koy transformer.
mu doon liggéey bu am solo bi nga xamante ne tey yéen a koy def ci biir prison yi macha allah ci mission yi nga xamante ne moom ngeen di def ci terrain bi mon lieutenant tey ndax am na jigéen bi nga xamante ne tey day dem mission bitim réew comme góor nu mu koy defee dem def ay 2 ans wala 1 an moo xam est-ce que tey am na jigéen yéen ñooy dem mission. waaye jigéen ñi tamit ñu ngi dem mission au même titre que góor yi. man mii di wax ak yow def naa 15 mois Congo RDC nekk naa fa ak ay góor donc voilà jigéen ñi ñu ngi dem mission au même titre que góor yi te médecin yi fa nekkoon sax jigéen yaa ëpp góor yi fa nekkoon ci mission bi ma demoon waaw. nga def 15 mois Congo foofu expérience bi durant ces 15 mois naka nga ko dundee en tant que jigéen est-ce que yomboon na tamit. waaw. jàng naa fa lu bari nag parce que mission yi daf lay tax nga am beneen gis-gis ci àdduna doone rek sa gis-gis du yem rek léegi ci Sénégal da ngay xam ne da ngay santaat yàlla bu baax ndax jàmm ji fi am nga gis ne ñi nekk ci conflit yi nekkuñu ci jàmm nekkuñu ci li leen neex sonn nañ ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bari jigéen ñi ñu ngi dund ay abus sexuels yu dul jeex mu nekk loo xamante ne dina la am di nga ci jëlee benn ouverture d'esprit voilà vraiment expérience boo xamante ne bu baax la dina la jàngal lu bari ci àdduna nekkin bi foofu nag mettiwul woon parce que da nga doon xëy def sa liggéey en tant que médecin foofu médecin au contingent bi nga def sa liggéey si jamais da nga am beneen cas boo xamante ne da nga ko soxla yóbbu ci hôpital bu gën a kawe que hôpitalu contingent bi nga ànd ak moom mu dem ñu suivre ko faj ko ba mu wér après nga àndaat ak moom andi ko ci camp bi. tey nga doon lieutenant ci corps bi nga nekk ngay jiite ay góor est-ce que yomb na est-ce que yenn saa yi góor yi boo leen jiitee est-ce que sa yomb na sa tamit yow nga nekk jigéen xam nga ngay jiite ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo la mag. bon yombul des fois nag. waaw parce que suñu société moo ñu yaree noonu góor bu juddoo famille bu mu munti nekk ku góor ki tout le temps moom la ñuy teg ci kaw du def yenn yi du bale du fobeere du fóot donc jigéen bi tout le temps moom mooy moom la ñuy reléguer au second plan donc nga ñëw ci armée gi di jiite ñoo xamante ne peut-être sa ay moroomu papa lañ du yomb mais lu mu ci mënti doon yow yaay jéem a compréhensif yaay jéem a comprendre ne bon quoi qu'il en soit tamit ay góor lañ seen ils sont un peu macho disons donc loolu moo leen di ëpp doole bul ñëw rek nga won leen ni bon man maay seen chef affaire yooyu foog des fois tamit nga wàccee tuuti sa bopp xaw a comprendre seen philosophie ni ñuy doxee pour nga mën a nekk ak ñoom ci harmonie. mu doon li nga xamante ne neexul tabaski nga nekk jigéen nga war a dem mission wala sax dem nga mission en tant que jigéen am jëkkër am njaboot am ay doom tey noo koy dundee tey mission bi ci terrain. waaw mission bi moom bon doon na la xamante ne ma sama bopp dundaguma ko parce que dama guma mission mais gis naa ay collègues yu dem peut-être am seen ay doom bàyyi leen fii dem waaw. mais est-ce que loolu tam du métti tam ci jigéen tey nga am doom bàyyi ko ci ginnaaw war a def 1 an 2 ans ci terrain bi nga bàyyi leen génn Sénégal. waaw dina métti moom dina métti trop mais yaay xool ni nga koy gérer daal bu dee xam xale bi majeur xaw na kii quoi xaw na am ay quelques mois yi doon dëgër na nga bàyyi ko soit sa yaay wala nga bàyyi am ko koy bàyyil kër ga dina métti moom gaa doo xam ne lu yomb moom parce que boo mu bëggee sa xel du dal. nga xam sa doom bàyyi ginnaaw xamoo lu mu nekk affaire yooyu du dal mais da ngay xam ne rek. métier bee ko laaj. ngeen doon jigéen nekk ci métier bi nga xamante ne ay ordre kese ngeen di joxe surtout poste bi ngeen yor ni est-ce que yenn saa yi ci biir kër gi monsieur foofu doo koy jox ordre naan ko nii ngay def. wax ko ak tomb dëgg. non Rokhaya loolu tout sauf ça parce que bu dee ci bërëbu liggéey ba maanaam au bureau quoi moom fa ngay xam ne fii nii kat bon lii moo fi nekk waa ordre yooyu noonu daa bokk ci liggéey bi daal. boo si lu bu fekkee ne jar na ko daa ma xam te ne y a lieu de donner des ordres dañ koy joxe biir fee ci bërëbu liggéeykaay ba mais une fois à la maison nga xam te ne avant tout donc tu es une femme de ménage femme au foyer avant tout une fois à la maison nga simi tenue bi teg ko fee. ñëw soo sa
tay baasu dame sénégalaise pourquoi pas dugg wàññi biir toogu bon. da ngeen di sol taille basse toppatoo jëkkër jeeg xale yeeg et tout waaw doon femme de ménage comme tout le monde. da ngeen di sol ay taille basse. waaw pourquoi pas Rokhaya lii fii la yem. ma de dama fay woon lii rek ngeen di sol. lii bureau ba la yem. baax na soxna. tey nga doon jigéen war a dem mission ci terrain bi noo koy dundee. waa à la douane moom amul ay dem ay mission juste que ay affectation ci région yeeg yooyu. mais est-ce que tey maanaam ni nga solee ni tenue bi est-ce que tey gars yaa ngi ñëw est-ce que ñeme nañ la songu est-ce que tam nag duñu xaw a ragal tuuti tamit xale yu góor yi. ah non suñu génnee fii soo ñu gisee doo ñu xàmmee de. déedéet dañuy defa bu mu baax waaw da nga naan kii est-ce que soxna ba nga gisoon fii la. non mais attends mais xam nga yenn saa yi nag doxin bi tam tem mu xaw la nax tuuti. xam nga déjà boo tàmmee ni ngeen di doxee xam nga gars yi nee nañu ni ngeen di doxee daal benn la daal est-ce que yenn saa yi tamit xam nga rek. non gars yi seen fit yaay xaw a maas rek mais loolu amu ci. xale yu góor yi ñeme nañ leen. waaw loolu laa seen fit yaay maas rek dañuy fekk seen xel dañuy foo ak seen xel yi moo tax. man célibataire yaa mais ngi ñun amuñu problème boobu saa mi ngi nii nee na moom daal ñemewul daal femme en tenue daal. parce que yéen daal da ngeen di joxe ordre ci biir kër yi. déedéet suñu nekkee si liggéey bi dañuy xam ne si liggéey bi la ñuy nekk mais tamit suñu demee kër ga dañuy xam ne kër ga la ñuy nekk. waaw bokkul daal. mais gars yaa ngi ñëw daal civil yaa ngi ñëw. non gisaguñu kenn. Ina yow est-ce que yow yaa ngi togg sax Ina. bien sûr. est-ce que yéen mën ngeen togg gars yi nee nañu yéen daal ci bureau bi rek ngeen di nekk wala ci kii bi terrain bi. mën nañ togg kay. da ngeen di togg. dañuy togg kay. tey mission bi nga nekk jigéen tey noo koy dundee tey ci terrain bi. nga war a bay sa jëkkër sa borom kër nga war a bay say doom sa famille sa entourage nga war a dem mission 1 an 2 ans est-ce que loolu noonu yomb na ci jigéen. bon man moom personnellement mësaguma dem mission. waaw mësaguma dund expérience boobu mais quand même bu ma naree toll foofu noonu damay xool rek nu ma nar a organiser wu. puisque man ma xool xale yi comme sama yaay mu ngi fii sama parents yëpp ñu ngi à Dakar damay xool rek nu may organiser ak ñoom ma bàyyi leen xale yi passe leen consigne. après ma dem defi sama mission comme que loolu noonu moo ñu fi teg. léegi nag il faut que ñu def de telle sorte que ñu remplir suñu mission correctement. xale yi wala famille bi waruñoo teree liggéey suñu liggéey normalement. d'après man sama xalaat. mais est-ce que instant bii ni célibataire nga est-ce que civil yi ñoom nangu nañu maanaam sóobu ci ki nga xamante ne dafa sol tenue parce que gars yi moom buñ lay yow man su ma la gisee nii sax dafay ragal. man duma célibataire marié la kii di toog moom xoolal borom tenue ki sax la ragal mi ngi nii. man marié la duma célibataire. ok yow marié nga ok léegi yow nga nekk marié ak civil xawma homme de tenue parce que yéen nee nañu en général yéen entre yéen rek yéenay mën a sëy parce que civil yi moom dañ leen di ragal. non da fekk mu tombé rek. kon benn mi ngi nii. c'est pas kon yow daal c'est nu daal nga dem joxal ma kii Aïssatou yow civil yi ñëw nañu wala tam ñëwaguñu ñu ngi xaar wala tam dañoo ragal tenue bi. man moom marié la. marié nga. civil wala comme kii nga def rek. sama jëkkër civil la. ok kon yow kooku nag dafa am fit nag tey en tant que jigéen noo koy dundee ndax yéen a ngi maquillé wu wala tam plateau bi tey moo tax gars yi tey ñu xaw a cappal nii naka la demee noonu. ñoo ngi maquillé wu sax. parfois moom xam nga boo liggéeyul il faut nga defar ba mu baax. weekend yi. da ngay defar sa kanam soo sa tokk tay baas. tokk tay baas jaag waaw. jaaga si biir kër gi. defar monsieur lu mu bëgg. sa goro yi ak njëkke yi. defaral leen luñ bëgg rek. mais yenn saa yi est-ce que kër gi doy juum yenn saa yi nga bëgg a joxe ordre bëgg a yëkkati ton bi nii tuuti nga fàttee ni ki yow yaa ngi sa kër est-ce que yenn saa yi nag du leen di faral di dal. non déedéet loolu moom dalaguma. parce que bu ma yegsee kër ga bu ma simmee tenue bi rek damay xam ne fii moom. femme de ménage la. amul ordre yi mooy joxe ci bureau. ñoo daal foofu daal yow yaay nekk daal ci suuf. waaw foofu moom damay suufe. suufe tëdd ci suuf. Françoise tey nga nekk mère de famille am borom kër nga nekk en tenue war a dem mission wala sax bu fekkee dem nga tey expérience boobu nga war a dem mission bay say doom gannaaw noo koy dundee. man bon dama guma mission mais maa ngi ñaan yàlla un jour mu am mais de ce côté man gisuma lu ma ciy jommal parce que j'ai un mari compréhensif man naka jekk ça fait un bon moment nekkuma sama kër
dem naa fi Foundiougne nekkoon naa fi Dakar instant bi maa ngi Bignona te vraiment moom il gère te maa ngi ko ci remercier bu baax. kon soo waree dem moom monsieur mooy gérer voilà mooy gérer. amoo ci benn problème est-ce que yenn saa itam du lay manqué tam nga war a dem bay say doom ay weer nii ci biti nii en tant que jigéen est-ce que du métti. si dina ma manqué sax mais man dama ne à cœur vaillant rien d'impossible nit li nga bëgg nga koy def rek da nga ciy dem ba jeex. mais comme nu ma laaj Ina rek est-ce que yéen a ngi def comme jigéen yi parce que xam nga ñu bëri dañuy poser la même question parce que buñ leen gisee nii en tenue lu ñu njëkk laaj ne est-ce que ñii sax dañuy sol yëre civil est-ce que dañuy sol yëre olof est-ce que dañuy dem xew dañuy dem ngénte est-ce que loolu noonu yëpp yéen a koy def en tant que jigéen. lépp lu jigéen di def ci këram rek yaakaar naa ñu ñëpp toog fii ñu ngi koy def. ñun nag bon sol tenue taxu ñoo saf xaw ma terew ñoo saf jigéen ay jigéen lañu. à la maison dañuy defar ba mu baax mais au travail ñu xam ne ni que fii liggéey moo ñu fi indi ñu matal ko aussi. Molietta tey comme nu ma ko waxee nii rek ñu bëri dañu yaakaar ni yéen doo leen di sol yére civil affaire yooyu noonu est-ce que yenn saa yi boo leen solee tenue bi parce que dafa am ku ma ko laaj sànq ne est-ce que yenn saa yi tenue bi du xaw a diis ci yéen wala tamit du leen xaw a déranger tuuti. tenue bii ñu sol waaw. dàll yi surtout depuis suba ba ci ngoon ngeen yendoog moom en tant que jigéen est-ce que méttiwul. non du ñu déranger du tout bon affaire bi tàmm la rek premier jour bi boo ko solee c'est vrai que dina xaw a diis dàll yi mais ça fait quand même une dizaine d'années nga koy sol donc tàmm la rek même góor yi buñ ko solee première fois dina xaw a diis ci ñoom mais affaire bi tàmm la rek donc du diis benn yoon ci ñun. tey sa entourage bi nga duggee ci milieu bi ba tey poste bi nga am ni est-ce que tey même personnes yi nga doon àndal ba tey wala am na li nga xamante ne changé na ci sa milieu. non man ñi ma doon àndal depuis may def 6e ba tey ñu ngi bokk ci sama entourage ba tey donc mën naa ne sama entourage changé wul 6e ba terminale ñi ma doon nekkandool ñoom lay àndal. boole ci ñi ma bokkandool école militaire de santé donc sama entourage dara changé wu. tey ci milieu bi tey ban relation ngeen am en tant que jigéen ak góor ban façon relation ngeen am ndax yomb na xejal nañ leen ngeen bokk. waaw xajal nañu bu baax a baax vraiment amuñu ci benn problème amuñu benn xaarma yàlla ak benn góor ñu ngi def suñu liggéey ni mu waree ñoom tam ñu ngi def seen liggéey ni mu waree voilà. on est vraiment à l'aise ci milieu bi amuñu ci benn problème ak benn góor vraiment. milieu bi nga def parcours bu métti formation bu métti parcours bu yàgg tey lan moo la ci gën a marqué tey ci biir. waaw am na ñaari affaire yu ma marqué quand même première chose bi mooy premier jour ma def sama premier accouchement c'est une chose qui m'a vraiment marqué. premier accouchement bi ma def. ça m'a vraiment marqué. parce que dama gis métit bi jigéen buy mucc dund. ba ma génnee j'ai appelé ma mère. ndeysaan c'est vrai. parce que c'était vraiment dafa fooroon vraiment loolu mu dund expérience boobu. et en plus de ça li may dund chaque jour mooy di yeewu di mën a jàppale nit ñi ku feebar ñëw dugg sa bureau buy génn avec un sourire loolu satisfaction bu mag la donc ndimbal gi may dimbalee doomu aadama yi mu nekk sama vocation première loolu sant yàlla bu baax te neex na ma trop ci li may dund chaque jour. macha allah am na solo Tabaski tey ban relation nga am tey sa entourage ndax dafa changé bi nga nekkee ci lii ba tey ak seen relation ak xale góor yi ci biir métier bi est-ce que ñoom ñu ngi leen di yombalal liggéey bi wala. sama relation ak sama entourage maanaam sama am yi ma doon àndal mën naa ne changé wul ñi ma doon àndal lay àndal ba tey bon am nañu aussi ñu si yokku maanaam say camarades de promo yi nga xam te ne yéen a bokk liggéey bi ñoo aussi dañ si yokku mais quant à yi ma doon àndal depuis étant civil aussi ba léegi maak ñoom ñooy ànd daal ba tey waaw ak ñu si yokku aussi. tey lan moo la gën a marqué tey ci expérience bi. waaw li ma gën a marqué nag moo di le fait que léeg-léeg que ça soit au bureau wala à la maison nit am benn kaawam benn problème am daal bu nga xam te ne maanaam pose na ko problème mu ñëw soumettre la ko
waaw nga ñëw mën ko cee aider woon ko nan lay jaar boo ko mënee yow sa bopp nga réglé ko bu dee mënoo koo réglé puisque on est dans une hiérarchie nga dem woon ko muy jaar daal ne ko gars yi nga ñëw ci hiérarchie bi nga ne ko nga soumettre ko problème bi mën na ko defal ne bés yu génn foofu noonu problème boobu mu amoon mu mun cee soulager wu quoi loolu doon xam te ne daal lu man neex la ci métier bi fekk ngay aider nit ñi parce que loolu mooy suñu mission avant tout. soxna tey métier bi seen relation ak xale yu góor yi ci biir est-ce que yomb na est-ce que yenn saa duñ leen xaw a conc nii tuuti nii ñu pousse leen naka ngeen mel ci biir relation bi. ñu nag góor ñi moom amuñu benn problème de très bonne relation la ñu am amuñu problème ak ñoom suñu góor lañu dafay xaw a metti sa wala ñi kii ñoom la ñuy woo ñu jàppale ñoom affaire yooyu compréhension bi daal am na waaw. tey lan moo la gën a marqué tey ci sa parcours. waaw sama parcours mooy xanaa bu ma ñëwee waaw douane ñëw gis parce que dama daan dégg ay fraudeur mais jour boobu laa xam nit ñi affaire bi lu mu leen jaral mooy jour boobu ma lay wax ne maire yi te ay maire yi màgget la ñuy doon nga gis leen mu jaral leen ñu bàyyi seen kër gët googu du dugg frontière bi pour du dugal ay suukar wala ay dawlin waaw loolu marqué woon na ma. loolu marqué na la ci sa parcours Ina seen relation tey ak xale yu góor yi est-ce que yenn saa yi duñ leen di xaw a conc tuuti naan kii góor la xaaral ñu xaw ko xam nga ñoom ñu bëgg a nekk ci kanam ak tamit lan moo la gën a marqué tey ci sa parcours. ok damay njëkk a ñëw ci suñu relation ak góor ñi c'est pour te dire que relation yi seen lañ am ak góor ñi. la preuve en est que dama lay jox benn exemple mooy bu ñuy nekk ENSOA formation. ñu nag góor ñi ñun 10 lañu woon góor ñi 49 lañu woon léegi nag mu am benn jour xam nga ñu wax a daw 8 kilours comme mosuma daw 8 kilours affaire bi def ma stress. est-ce que mën nga ma expliquer tuuti li ngay wax ni xaw ma 8 kilomètres lourd. ok 8 kilomètres. ok waaw léegi nag affaire bi def ma stress. stress ba buñ ñu yee pour ñëw jël si suñu saag yi rek sama biir bi commencé di daw. yow kon léegi nag kaañoo nañ la léegi nag moom sama benn promo kii góor la léegi liet naa la sa liet naa Sarr Birame Sarr comme yeb na ma mu ñëw mu ne ma yow nu nga ragalee. lu nga ragalee comme nii nga ragalee ak sa bëri wax yëpp kon da nga ragal. ma ne ko déedéet du question de ragal sax. mais dafa nekk lu nga xamante ne lu bees la ci man. musuma koo def. ma ne ko loolu moo tax ma ragal léegi nag mu réconforté ma di wax ak man mais dama tiitoon tellement bu mënu ma woon waxtaan ak moom bu waxee rek dafa comme si que su ma waxee damay gën a sonn. léegi nag dafa doon ñëw di ma tooñ pour rek rien que rek ma relaxé wu mën a def circuit bi correctement. waaw loolu ma lay wan ni. relation yi seen lañ am benn complicité bu am seen diggante ak xale góor yi c'est vrai. Aïssatou tey sa parcours relation bi ngeen am ci biir Eaux et Forêts ak xale góor yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ak sa parcours tey lan moo la gën a marqué. waa man suñu relation ak góor ñi moom amul benn problème parce que ñoom duñu xoolee bëtu jigéen sax bëtu góor lañ ñuy xoolee. te dañoo considérer comme say sœurs yi ñu bàyyi kër ga amuñu benn problème ak ñoom parfois sax nga am problème wala nga gis sa morom nekk ci problème nga woo ko ñëpp woo ko dal ko ba nga xam ne yow gars yi luñ la wax dëgg la bu keneen tamit nekkee ci erreur ñu woote conseil wante loolu rek jàmm rek la ñu sëkk franchement. tey bi nga commencé métier bi ba tey am na li nga xamante ne moom moo la gën a marqué boo toogee à chaque fois dafay ñëw sa xel lan moo la gën a marqué. waa métier bi lu ma gën a marqué mooy da ngay gis ay fraudeurs yi nga xamante ne jaral na leen lu ne duñu nelaw guddi duñ ko nelaw soo nekkee ci côté bi ñoom tamit dañuy am seen indicateur à part yi nga xamante ne ils sont sur le terrain pour indiquer leen kese buñ leen ne yaa ngi ci tel milieu. balaa ngay yegg foofu rek fekke ñoom déplacé wu nañ da ngay daqante ak ñoom ba bër set bu la yàlla mayee chance nga gis leen su la mayul chance nag doo leen ko gis jaral na leen lu ne la leen jalal. moo tax it yéen tam nag doo leen bàyyi noonu de doo leen bàyyi noonu mu kii sedd Françoise yow nga nekk ci maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw nga yàgg fa tey ban relation ngeen am d'abord ak pénitencier yi nga xamante ne ñoo fa nekk. waaw ñu ne góor yi on vit en parfaite harmonie amul benn problème lépp ñu ñoo koy defandoo ñu ñooy liggéeyandoo ñooy wàccandoo
des fois sax yow kaso boo nekkee comme sentinelle da nga fay fanaan lépp on le fait ensemble amul souci. tey lan moo la gën a marqué tey ci sa expérience. Voilà man j'ai eu à réconcilier un couple. mu di lu ma marqué bu baax sax. waaw parce que ñoom ils étaient presque divorcés quoi laa ko mënee wax ndax femme bi dellu woon na këram parce que lan son mari dafa ñëw kaso. yàgg na di wax ak moom ba sonn le mari bëggul dégg. finalement bi mu ñëwee kaso li ñuy wax balaa xam-xama di xaw laa rey. looloo ko daloon. waaw mais ci biir ay waxtaan chaque fois may jël sama téléphone ma oo femme bi. parce que si suñu liggéey la bokk. j'ai eu à les réconcilier. mu doon liggéey bu am solo yi nga xamante ne franchement yéen a koy def ci biir prison yéen a koy def ci ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw ndax yenn saa itam nag dañ koy soxla xam nga foog mu am ñi nga xamante ne dañ leen réconforter tuuti ñi leen di xaw a delloo comme ça bu ñu mënee ñëw maanaam ñëwaat ci société bi mu mën a yomb moom yét naa dañ koy jeexalee ak thème 4 avril bi rek daanaka presque jeexal nañu émission bi thème 4 avril bi laata thème bi yéen est-ce que yéen da ngeen di défilé comme xale yu góor yi taxaw 7 heures ba 13 heures ci naaj bi est-ce que yéen sax da ngeen di défilé yéen. bien sûr. dañuy défilé au même titre que ñoom ñoo leen dàq défilé sax. yenn saa yi nag may gis nag ñuy xaw a daanu foofu de. xam nga nag yàgg naa couvrir ay kii 4 avril yenn saa da ngay jékki-jékki rek kenn daanu foofu. daanu bi góor la wala jigéen la. non góor yi la nag jaaru ñoom fay yi alamu sax dem na jaaru ñoom fay yi rek ñoom ñooy daanu foofu c'est vrai tey thème 4 avril bi mooy lan force de défense et de sécurité ñoom tey war nañu mën a doon tey royukaay maanaam exemple ngir ñu gën a yaraat société bi tey yow nga nekk ci milieu bi yaakaar nga ni yéen boo leen ci dugalee seen loxo tuuti nit ñi dinañ mën a changer seeni comportement. waa je pense que ñun am nañ suñu wàll bu ñu mën a jouer ci éducation nationale ak citoyenneté parce que discipline ñun moo ñu lal armée donc ci discipline googu mën nañ nekk ay exemple pour population pour xale yi nekk ci dëkk bi parce que xam nañ ne éducation fu mu toll nii dafa xaw a sooxe ci dëkk bi donc xalaat naa ne ñun ñi nekk ci armée gi ak suñu discipline gi ñu jàng suñu rigueur gi ñu nekkee war nañ mën a andi suñu pierre à l'édifice dans l'éducation nationale et dans la citoyenneté. waaw mu am lu am solo Tabaski yow est-ce que da ngay marquer les pas est-ce que yaa ngi défilé 4 avril baa ngi ñëw est-ce que da ngay défilé. ah pourquoi pas. kii di militaire kay di défilé moom mënta ñàkk. doo kii de daanu meloo comme ñan ñooy daanu noonu. daanu yi loolu itam yan la góor ñooy daanu góor ñi la. góor yi kese nag ñoom ñooy daanu looloo ma jaaxal lan moo tax góor yi nag di daanu te jigéen yi du ñu daanu. waaw ma jaaxal. gis nga thème bi nga xamante ne génnee nañ ko pour 2019 bi ndax yéen gis ngeen ni boo leen ci taxawee bu baax rek société bi nit ñi dinañ mën a changer tuuti seeni doxalin. waaw parce que déjà que ça soit armée police gendarmerie fépp mu ta doon daa amutoon ci woppam li ñu la gën a njëkk a jàngal maanaam boo duggee moom mooy discipline. léegi discipline boobu ci wàllu côté vestimentaire bi ngay solo xam te ne lu correct la xam te ne civil bu la xoolee nga mën a doon royukaay si moom côté waxin bi waaw côté langage bi maanaam surtout ngay utiliser des propos yoo xam te ne maanaam respectueux yu utiliser courtoisie surtout booy interpellé nit ki mën nga wax moom de sorte que nit ki nga xam ne au moins li ngay wax nii utiliser nga maanaam yàqute boo xamante ne na ma mën a déglu daal waaw. léegi loolu noonu buñ ko civil yi maanaam buñ dee xool si ñun wala xale yi ñuy xool si ñun war na doon loo xamante ne daal benn exemple bu ma sëkk la ñu el di jouer maanaam vis-à-vis de la population. mu ngoog am na solo joxal ma soxna moom tam mu ñëwaat ci défilé 4 avril bi ndax douanier itam ñoom dañuy sóobu ci défilé bi est-ce que da ngeen di défilé taxaw foofu 7 heures ba 13 heures. ah bien sûr. doo daanu. non duñu daanu daanukat bàyyi na de ñëw na ñoom moom. non ñun salaamaaleykum rek ñu daanu. jàmbaar lañu duñu daanu. te ñooy xorom bi sax ci défilé bi sooy seet. dëgg la parce que nag boo xoolee nag comme liet naa nu mu ko waxee nag góor yi kese ñoom ñooy faral nag di daanu. ah ñun dañoo am jom ñun defet la ñuy bañ. léegi thème bi mën nga si ñëw tuuti ndax yaakaar ne yéen boo leen taxawee rek gars yi dinañ maanaam di ngeen mën a doon tey royukaay. waaw man je pense que ku wax homme de tenue rek wax discipline ndax loolu moom. si ñun la fekk baax. waaw macha allah. waaw mais jamono jii ñu toll discipline moom dafa manqué Sénégal trop 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 trop
éducation bu amoon autrefois ak bu léegi bi du benn man dama koy jël exemple si man ñun suñ kër ku si amul woon bac rek doo am portable. c'est bien sama yaay noonu la ñu yaree woon ku si amul bac rek doo am portable. man dem Bango moo tax sama yaay jël portable jox ma. macha allah mais léegi da ngay xool loolu amatut léegi da ngay gis xale ku am 9 ans 10 ans yor portable nekk si réseaux sociaux yi parents yi talatuñu seen doom indiscipline daal dafa bëri léegi Sénégal. waaw donc suñu xoolee si ñun rek je pense que dinañ mën a yaraat seen doom yi ba ñu roy si ñun daal. waaw ndax macha allah wax nga ko sànq rek ku ne armée ne rek discipline ndax macha allah nii ngeen def lépp daal ci yoon ngeen ko teg. melu leen comme genre ñoom Eva Sagna yi. Ina tey ndax yow it bokk nga si ñi nga xamante ne dañuy faral di défilé 4 avril wala yow daal bokk goo ci. si. waaw damay dee di défilé 4 avril depuis tout récemment nii rek laa défilé wul 4 avril mais d'habitude chaque 4 avril damay bokk si défilé 4 avril à Dakar. mu doon nag surtout na Dakar nag mu doon lu métti parce que ñoom 6 heures xaw ma 7 heures la ñuy taxaw ci yoon bi. tey gis nga thème bi nga xamante ne génnee nañ ko mooy rek ndax yaakaar nga ni ki tey yéen boo leen ci dugalee les forces de défense et de sécurité bu ñu dugalee seen loxo rek. maanaam tey moom Sénégal moom ñëpp daal nii la ñuy def. kay comme sama naataangoo yi li ñu ko waxee sànq ñun boo seetee force de défense et de sécurité yëpp discipline boo xoolee seen waxin seen jëfin lépp ci yar lañ ko teg donc loolu moo lay wan ni bu ñu dugalee suñu loxo ci population bi je crois que discipline bi dina mën a ñëwaat correctement comme par exemple. bu ñu mënoon par exemple imposer le service militaire à tout le monde boobu noonu tamit yaakaar naa ni war na mën a tegaat suñu jeunesse bi population sénégalaise bi. dans la bonne voie su ko defee ñu mën a am comment dire pour dans l'avenir dëkk bi gën a mën a sukkaleku. joxal ma kii Aïssatou nga ñëwaat tuuti rek ci thème bi naka nga gisee thème bi tey thème 4 avril bi. thème 4 avril bi moom lu baax la parce que 4 avril bi mooy force de défense et de sécurité yëkkatil suñu nguur la 4 avril bi fu mu ne nii du militaire yi rek ñoo koy def civil yi yëpp a ci bokk parce que luy dooleel suñu nguur la luy dooleel suñu dëkk la. moo tax fête bi ñëpp war see jàpp. mais dafa mel ni yéen civil yi ñoom ñoo leen dàq défilé de voilà. ñun dañuy défilé ba mu baax. tey rek ci suba lañ jógee entraînement défilé yi. waaw baax na yéen a koy waajal Françoise yow est-ce que da ngay défilé. défilé rek laa man su ma défilé wul kenn du défilé. macha allah tàccu ma ne ko macha allah tey thème bi gis nga ko les forces de défense et de sécurité un exemple ci gën a yaraat encore tam population bi ndax thème bi ñëw na ci waxtoom. si thème bi dafa nekk d'actualité damay rejoindre lu Ina wax. man su ma sañoon dañuy def l'armée pour tous. waaw parce que discipline bi am armée amul fenn. mais l'armée pour tous moom dina métti ci ñenn ñi de. non mais xam nga ñun dañoo xam lépp dañ ko hiérarchiser quoi. yow boo toogee yow sa chef xam nga li ko war yow war nga mën a xam loo foo nar a yem ak moom. tu vois léegi armée moom daal discipline bu fa am reñewul feneen. armée rek la mën a nekk. di wax les professeurs les enseignants ñuy insister ci éducation civique bi. waaw day yar xale yi aussi. c'est vrai am na solo mon lieutenant ñu bay leen daanaka yegg nañu ci fin émission bi wala balaa ngay ñëw ci remerciement bi tey nga wax ma ci koor yi ñan ñoo dàq défilé. non yow laay jox nag nga mën ma attee ndax ñii ñi ngi ne ñii man à la fin duma xam ñan. waaw mooy police douane waa ñii nii ñan ñoo kii dàq défilé ñan ñoo gën a mun balancer les bras. ordre serré moom. boo ñëwee ordre serré. boo ñëwee armée loolu lañ lay njëkk a jàngal. donc fii ñu fi toog ñëpp. gëm naa ni mën nañ défilé. mais am na kii moo dàq mais mën a défilé. garaawul bay nga ñëwaatee rek lan ngay tàggatoo ak tam ban message ngay lancé xale jigéen yi nga xamante ne tey ñoo ngi toog seen kër bëgg nañu mel comme yéen bëgg nañu sol ay tenue toog nii tey ban message ngay lancé ak lan ngay tàggatoo.
waaw maa ngi lay remercier Rokhaya di remercier waa groupe Média du Sud yëpp di remercier équipe technique bi les travailleurs de l'ombre comme on les appelle waaw di remercier aussi suñu hiérarchie mi ñu bàyyi ñu ñëw fii remercier tamit ñi ma bokkandool plateau bi di lancer un appel à toutes les jeunes filles qui veulent intégrer l'armée qui veulent être médecins militaires que ñu ñëw soxla nañ ko bu baax a baax affaire bi y a rien de diable na nga am jom rek et puis di nga def di nga ci génn correctement comme ñëpp donc métier bu noble la et j'appelle les jeunes filles à rejoindre vraiment l'école militaire de santé. Voilà, Inch'Allah merci. Tabaski tey ban message ngay lancé xale yu jigéen yi ak lan ngay tàggatoo. waaw tout d'abord Rokhaya maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal toute l'équipe technique bi nga àndal rawatina seen directeur général di jaajëfal suñu naataango jigéen ñu bokkaloon plateau bi di remercier en même temps suñu hiérarchie bi ñu bàyyi ñu ñëw participer di remercier suñu bépp boppu téléspectateurs yi ak suñu auditeurs yi suñu auditrices suñuy seetaan. waaw ñu ngi lancé nag un appel à toutes les filles qui veulent intégrer je dirais la police parce que ban police laa ne ku nekk sa wàll ngay xëcc daal waaw qui veulent intégrer la police nag police moom mu ngi nii. national la sant santu Ndiaye santu Diop ñëpp a ko bokk ku bëgg a ñëw rek moom nous sommes prêts à vous accueillir avec un cœur ouvert. Certainement ñoom ñi ngi seetaan ñu ngi leen di déglu tamit soxna tey lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé xale yu jigéen yi. waaw xanaa di leen remercier rek seen invitation di remercier ñu fi toog ñëpp maa ngi remercier aussi suñu directeur régional ak sama chef de bureau bu ma permettre ma ñëw fii. di remercier aussi chef Véronique John bu ma àndal waaw. am na solo Ina tey ban message ngay lancé xale yu jigéen yi ak lan ngay tàggatoo. ok d'abord permettez-moi ma remercier suñu commandement bi ñoom ñi ñu permettre ñu ñëw toog fii ci plateau bi di la remercier yow mi remercier seen groupe Média du Sud pour invitation bi bon lu may wax xale yu jigéen ñi moom mooy ñu gën a takk seen sër. ñu jàng ndax boo bëggee accéder yenn postes yi comme par exemple mën naa joxe exemple lieutenant bi exemple ñoom Françoise pour nga mën a accéder postes yooyu noonu il faut que nga takk sa sër nga jàng teel a arrivé ndax booy redoubler rek à la longue di nga âgé doo mën a def yenn concours yi man li ma leen di wax daal moom mooy nañu jàng nag gis naa ni léegi moom niveau élèves yi moom demeetul noonu. jàng bi demeetul noonu xale yi bëggatuñ jàng. nañu wàññi WhatsApp bi surtout. voilà ñu jàng teel a mën a intégrer corps yi ñu intégrer fonction publique ñu mën a jàppale seen i waajur yi. waaw loolu daal laa leen di moom mooy message bu may lancé daal. Aïssatou tey lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé xale yu jigéen yi. waaw tàggatoo bi mooy Ina maa ngi lay remercier. di remercier ce groupe Média du Sud di remercier sama hiérarchie sama commandant bi nga xamante ne moo ma permettre ma ñëw ci plateau bi di remercier sama morom jigéen yi ma fi nekkal waaw message bu may lancer sama morom jigéen yi mooy comme lu Ina jóge wax léegi nañ bàyyi internet bi bàyyi portable yi jàng parce que nit boo bëggee dara da ngay teel a jóg sa bopp pour nga mën a am dara ndax fonction publique boo amee 35 ans dootuñu la jëlaat ak quel que soit diplôme bi nga am waaw jigéen ñi nañ góorgóorlu bu baax jàppale seeni waajur loolu rek lañ fi am uti ñaan waaw ca kaw ca kanam. Françoise tey lan ngay tëjee ak ban message ngay jox ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. maa ngi dellu di la jaajëfal. di jaajëfal sama directeur de l'administration pénitentiaire en l'occurrence Jean-Bertrand Bocandé di jaajëfal aussi son représentant à Ziguinchor l'inspecteur Mbaye Sarr di wax xale yu jigéen ñi nag ñu rejoindre ñu ñëw à la pénitence c'est un corps noble et là où le social prime. Voilà. En fait dama doon profiter ci occasion bi di wax xale yu jigéen ñi pour ñu ñëw à la douane parce que concours bi ubbi na. waaw te soxla nañu jigéen ñëpp ñu ñëw. kon daal dafa mel ni daal ku nekk mi ngi xëcc ay jigéen ci côté. parce que actuellement concours bi dafa ubbi te su ma sañoon parce que douane bi bëriwul jigéen noonu. c'est vrai donc su ma sañoon te soxla nañu ay jigéen ci frontières yi pour visite à corps yi xam nga jigéen moo koy visiter. góor moo koy visiter.
donc loolu soxla nañ pour jigéen ñi ñu ñëw waaw. incha allah bu nga ko yéen itam maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen disponibilité ndax yombuloon ku ci nekk xam nga liggéey armée pour nga déplacer ci nit mu ñëw toog jël temps wam mën a waxtaan ni dafay xaw a métti mais quand même maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen delloo njukkal ndaxte yéen nag foog nag ñi leen di remercier ndax bu civil yi di nelaw yéen mu ngi taw mi ngi naaj yéen a ngi nekk ci biti ci àll bi ba yenn heure yi daal ñi ngi daal tëdd suñu lali di nelaw yéen daal yéen assurer suñu sécurité kaaraange mi en tout cas maa ngi leen di remercier bu baax a baax GMS tamit di remercier colonel commandant zone militaire numéro 5 Xaar Diouf adjoint wam chargé des opérations moom tam ñu ngi koy delloo njukkal di ko remercier bu baax a baax di remercier tam képp ki nga xamante ne toog na fii ni public bu yanj bi macha allah maa ngi leen di remercier bu baax a baax police douane armée maison d'arrêt et de correction ak waa eaux et forêts ñoom tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax en tout cas mention spéciale bureau information relations publiques bu zone militaire numéro 5 mention spéciale Faye sergent Faye sonal naa ko sincèrement sonal naa ko trop chaque jour dama koy woo naan ko foo toll ci émission bi moom tamit chapeau à lui maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier tamit adjudant Younous Badji en service à l'IRAP de Ziguinchor moom it ñu ngi koy delloo njukkal waaye itam kenn du sama technicien yi nga xamante ne tey depuis ci suba ñi ngi ci liggéey bi jàpp ci ba mu baax ci caméra yi Paul Manga Marietou Cissé Daouda Sambou ci logistique bi Lamine Biaye ak Issa Sadio Mafou Kouyaté nekkoon ci son bi di def kukutam sama tonton Beledam en tout cas maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di leen jox dig daje ci beneen plateau bu ñu nar a waxtaanee ak tam yeneen jigéen jàmbaar yi nga xamante ne war naa leen dajaloo ci benn plateau spécial ñu sekk waxtaan ñoom it ñu ñëw ci seen jaar-jaar en tout cas di joxe tam benn conseil xale jigéen yi képp ki nga xamante ne bëgg nga intégrer métier bi ñëwal def concours bi intégrer ko formation bi méttiwul gis nga tey ay jàmbaar ay chef kese ñoom laa amal tey ci plateau bi en tout cas maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen def un grand big up